mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu ànd beeg ñun ci ITV ñeent fukki simili juróom moo tegu ci juróom benn waxtu bi simili leen ci xabaar yi. des koy tàmbale kon jëwriñ gu ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu wattu gi ci tout tànk yi waaye tam wàllu jàppalante ci ministère bi ñu dénk wàllu jigéen ñi ak lépp loo xamante ni kon moo ni aajo ci njaboot gi ma nga woon ni ki tey jii kon fële ca dëkk bu tere ba Touba Mbacké ngir wattu askan wi nga xam ne lakk mu ëllëgtikuwul seen kaw ba ñaari doomu adama ñàkk seen bakkan moom Niokhoba Diouf ne daal di ci prox ndollu ñaax askan wi rawatina kon waajur yi ngir ñu xoolaat bu baax a baax nekkin gi ci biir kër yi ñoo ne ci leeral góor ndaklu direction générale ak action sociale wala si njaboot yi lakk gi sonal ci quartier Guyu Sew naka noonu it Touba Béto mu di délégation bu Niokhoba Diouf jiite ginnaaw moom lee di ñaawlu nekkiinu gone yi lee. te seetlu nañ ne sàggante bi bari na lool xëy na koom bi topp na ki borom kër yi ba xëy na amatuñu jot ñu ngi daw pour njaboot gi waaye dañu ne da ngay daw loo xam ne dañ ko fekkee waaye njëriñ loo fekkee donc tey ji bakkan amul loo xam ne mun na ko weccoo. kon tey dañuy ñaax waajur rek ñu gën a góorgóorlu ndax fitna yi ak musiba yi bari na fan yi ci xale yi te lépp lu ci bari sàggante la ak daw àdduna waaye aussi gannaaw ba leen masawoo tamit gannaaw aussi ba ñu jëlee ndoxul yàlla teg ko ñu gën leen ñaax daal ñu gën a góorgóorlu ci njaboot gi. xale yi loru ci jéye yu ni mel loolee tere nelaw kilifa yi ginnaaw ba ñuy sàkku ci borom njaboot yi ñu gën a xoolaat seen wu nekkin. alal dañu ne xale mu mel ne alal la yàlla la. kon tey jii su fekkee ne dañ ko dénk waajur yi defe naa ne waajur bu ne ëllëg yàlla dafay laaj naka nga yore sa njaboot donc loolu dafay tax képp koo xam ne waajur nga war nga gën a mën a teewlu si li nga xam ne tey mooy sa yaru doom ndaxte nguur gi mënu nekk kër gu nekk di surveiller xale bu nekk waajur bi si boppam moo am responsabilité aar doomam toppatoo ko yor ko donc tey jii lépp loo xam ne dafa dal si xale bi. première responsabilité bi ñuy évoqué mooy li nga xam ne waajur lan la waroon taxawee. délégation bu direction sociale demit ci quartier Mbusoobe ginnaaw ba ñu amee xememteefu wàllu borom njaboot bi le yor ñeenti tuutànk yu ànd ak way laago. di ko gërëm bu baax a baax moom Gora Ndaklo dañuy dellu si fii ci Ndakaaru dem ci daara yu kawe ja université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru kenn ko dëppee di Cheikh Anta Diop ci boppam tey jii kon la am fanweeri at ak ñeent ci suuf ginnaaw bi mu dëddoog léegi nag ay waxtaan yu yaatu def nañu ko def ngir xool la mu bàyyi ci mim réew waaye tamit taxawaay bi nga xam ne amoon na ko ni ki tey nag ci daara ja kudd amal ay ndaje waxtaan yu yaatu su ma ko ci diirub ñaari fan ñu ànd ciy leeral Adama Sarr ak Bachir Sow. fexe boo ndonol kii di Cheikh Anta Diop ndawu Afrique mën kaa jëriñoo. loolu nag moo doon thème bi nga xamee ne moom lañ tànn ci lancement du cycle des grandes conférences bu COUD mu nekk ab occasion boo xamee ne ñii di étudiants yi daal dinañ ci prox ndollu rek ngir rek wàññi fitna gi ñu nemmeeku ci daara ju kawe jooju. université warutal nekk loo xam ne étudiants dañ ci war a nekk di xeex di doonante jaas yi waaye étudiants dañ ci war a nekk di wane xam-xam di werante ci xam-xam ndax Cheikh Anta Diop ci loolu rek la mës a nekk xam-xam. waaye itam fexe nag ba lii di njàngatu Cheikh Anta Diop ñu gën kaa wasaare nag ci l'école yi sénégalais yi su ko defee ndaw ñi mën cee jëriñoo loolu nag moo di xalaati njiital COUD di Abdoulaye Seydi Sow bi nga xamee ne daal dina dellu siwaat ci lancement journal bii di campus ñu jagleel ko étudiants yi. jàpp nañu Cheikh Anta moom dafa war a nekk ci xolu sénégalais yi ci war a nekk ci jëfinu sénégalais yi loolu mën na jaar ci xale yi ci livre ñuy jàng ci école primaire ba ci lycée ba ci université ñu dugal ci livre yi nga xam ne beneen occasion bi ñu ne ñu aussi génne suñu journal bu nga xam ne tuddee campus nag journal la bu doo ko waaw journal bu nga xam ni day ñëw di waxtu lu ñu jëf lu baax ou bien wax ci lu nga xam ni li rafet li ñuy def mais wane aussi li nga xam ni doxagul. xeex bi nga xamee ne nag moom la activiste yu mel ni Guy Marius Sagna di amal jamono jii dey wane na nag bu baax ne ndonol kii di Cheikh Anta Diop deegul benn yoon. gi sama jarbaat la naw naa ko lool li muy def man ànd naa ci ndaxte gëm naa ne quand même am na yoo xam ne kenn waru ko seetaan rawatina bu fekkee da nga nekk ndaw bu dëgg nekk sa diggu doole gis wax dëgg yàlla ne réew mi ñi ñu ne ñoom ñoo ko yilifuñ ko li ñuy wax ne ñun ñoo moom suñu bopp du dëgg tey la waalu gën a aay parce que bon demoon nañu sax bay commencé fàtte tubaab yi mais tey lañ fi gën a bëree. ci fàttali ci bile ndaje nag
ndawu étudiants yi bokk ci mouvement carbone 14 daal di nañ delloo njukkal bu baax nag kii di Cheikh Anta Diop jaarale ko ci bile bac. Ils vous ont combattu en vous souhaitant l'échec, mais vous avez triomphé en fait. Dans votre propre pays, ils vous ont interdit d'enseigner, mais vous avez publié sur le marché scolaire ces universitaires, c'est clair. Adama Sarr jërëjëf daal di addu ci leneen ak bërëb yi nga xam ne la ñuy nafaree téere yi nag tàmbalee nax saay ci réewum Sénégal loole nag am ay njeexital ci ndongo yi ak seen njàng loole nag lan moo ko waral lan moo ko sooke ak la cay saafara dañ ci àndal ci leeral Mame Mor Talla Anne ak Souleymane Diallo reportage. bibliothèque yi daan nekk ci gox yi goxaan yi commencé di wàññeeku dem sax ba gisatuñ leen li nga xam ni moo waral li nu mel mooy xarale yu bees yi ak nit ñi nga xam ni soobootuñu lool ci wàllum lecture ak ñàkk toppatoo gi nga xam ni dinañ koy toppatoo lii di yooyu la bibliothèque. Maintenant am na quelques bibliothèques aussi yu commencé di disparaître boo jëlee le cas de la bibliothèque bi nekkoon centre socioculturel bu Parcelles Assainies am na quand même yu ciy tëj te loolu pour man li ko waral mooy ñàkk fulaal ba ko autorité municipale yi ñàkk fulaal parce que bibliothèque yu ci bëri ci seen kii la nekk disons ci seen tutelle la nekk te moyens yi mu laaj pour ñu fonctionner du fa am. bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi professeur lettre bi lii di gàllankoor yi yu metti la ci li nga xam ne mooy wàllum niveau élèves yi. bu ñu demee léegi nag ba bibliothèque yooyu amatul jàngu yooyu amatul dafa mel ni xam-xam moom la ñuy suuxal te xam-xam ku ko suuxal rek dafa mel ni buggoo naataange ci sam réew. andi na ay gàllankoor parce que boo xoolee jàngu yooyu bibliothèque yooyu dañ fay jàng mathématique dañ fay jàng français téere moo mën a indi xam-xam téere dara mënu ko remplacer ci mbiru njàngale. ñu fekk ko muy lire ay livre moom ndongo li mi ngi sàkku ci njiit yi ngir ñu gën a taxawal li nga xam ne mooy bibliothèque yi ci gox-goxaan yi. C'est vrai que ce n'est pas toute la population de la jeunesse qui veut lire mais aussi. metti na lool bu ñu demee ba gisatuñu li nga xam ne mooy bibliothèque ci li nga xam ne mooy gox-goxaan yi ndaxte ñëpp amuñu ay moyens yoo xam ni war nañoo mën a jëndal seen bopp ay livres dañuy obligé daal di dem ci bibliothèque yi ngir mën a am ay livres. Au moins pour quelques jeunes qui ont la volonté de lire. Pour les manques de livres dans les bibliothèques. maa ngi sàkku ci sama camarade de classe yi di leen woo ngir livre bu ñu lire ba pare ñu koy delloo ndax ñàkk delloo livre yooyu bokk na ci li gàllankoor yooyu la bibliothèque ak ñi nga xam ne ñuy yokk surveillance ci biir bibliothèque yi. Ça ne sera pas bien en plus pour la surveillance aussi il faut redoubler d'efforts. ndorte yooyu la bibliothèque mi ngi commencé di wàññeeku ak xarale yu bees yi waaye li nga xam ne mooy statistiques yi moom mi ngi fësal yokkute ñi nga xam ne ñooy bëgg lecture di toog ci yooyu la bibliothèque. di ko gërëm bu baax a baax Mor Talla Anne daal di addu ak jàngoro gi di coronavirus xam ngeen ne nag tiital na lool askan wi waaye nag ña ci gën a loro jamono ji mooy kuréel yi ëmb yi yëngu ci wàllu dem beek dikk bi rawatina ñuy dippee kon agence de voyage yi ndax léegi daal Chine doonatul jublaayu askan wi loolu nag ñàkkul ay jafe-jafe yoo xam ne dina leen ko jural ci wàllu koom-koom gi loolu ñu ngi koy yëg bu baax kon seen wàllu poche ndax nag askan wi tegatuñu seen tànk foofee ca dëkk ba. Mame Abdou Gueye Kassé reportage. jamono ji jóge ci réew mi ngir dem Chine doon na li nga xam ni lu mënul nekk la su fekkee client yi lee dañoo bañ a dem foofule ngir daal di fay jëlee jàngoro bi di coronavirus ñi nga xam ne nag ñooy yëngu ci secteur bi ci dem beeg dikk bi ci wàllum jaww ji ñoom tamit daal nañuy jël seen ay matukaay ngir mën a moytandiku rek bépp risque. client yu bari instant bi nii. ñu ngi commencé di annuler seeni vol quoi ndaxte feebaru coronavirus bi moo ko waral ndaxte ñu bëri instant bi dematuñu Chine pour jëndi marchandise ñu ngi dem ay Dubaï Turquie wala Inde pour jënd ay marchandise. su fekkee ñoom professionnels yi lee daal nañuy xoolaat seeni ay offre loolu nag taxul ba jeexintal bañ a am ci seen gafaga naka noonee tamit ci ñi nga xam ne rek ñoom ñoo war a tukki. dafa am lu muy jur ci suñu li ñuy am parce que looy jaay bu wàññeekoo li ngay am force mu wàññeeku waaw donc côté boobu bare woon na lu ñu ciy jaay trop
et que bi mu wàññeekoo yëg nañ ko tamit. clients yi ñu jëloon seen billet demande remboursement bi dañ leen di rembourser à 100% waaw parce que comme ñoom ils n'ont pas demandé laajuñu pour ñu annuler compagnie bi moo annuler volam ñoom ils sont pas responsables donc dañ leen di rembourser seen billet à 100%. fu mu nekk nii nag kilifa yu yëngu ci wàllum wér-gu-yaram ci àdduna bi wëngal këpp amaguñu saafara ñeel li nga xam ne rek moom mooy coronavirus ak nu muy wàllee. fii ci Sénégal nag ñi nga xam ni dañoo bañ a annuler seeni ay voyage ci réewum Chine benn pexe rek nañu am ñu daal di koy dàq ci ñett jàpp li nga xam ni moom mooy ñeenti weer. jëwriñ gu ñu dénk wàllu napp gi nag ndigi tey mu ngi woon ca dëkku Mam Kumba Bang ngir lal waxtaan gu yaatu diggéem ak nappkat yeeg mool yi xam ngeen ne nag ay bés yi ñu génn lu toll nag ci fanweer ak benn doomu aadama dañu teg yoxoo ni ki tey jii kon ba léegi bàyyi gunu leen Alioune Ndoye nag dem wax ngir suuf waxtaan waaye tam waxtaan ak ñoom ci lépp lu jëm ci yeesal licence de pêche yi ak tamit dalal leen waaye tamit waxtaan gu yaatu ñu sekk ko ñu ànd ciy leeral Momar Alice Niang ale Thiam sunu ndaw yi ñu teewal ci dëkku Mam Kumba Bang. gannaaw waxtaan bu mu amaloon ak ñi yëngu ci wàllu napp gi jëwriñ ji ñu dénk wàllu woowee yëkkati ay kàddu ngir indi ay leeral ci li ñu wax ni licence de pêche yi moo waraloon jafe-jafe yi ñu nemme ko ci talaata bee ñu génn. li ñu ñëwoon tey du woon sax ñëw waxtaan déedéet man damaa ñëwoon pour que acteurs yi nga xam ne mooy acteur de la pêche te Sénégal yëpp di dégg ni lii njombe yi am Ndar waxi licence la. ñoom seen bopp ñu dëggal ni loolu amul benn lien ak waxi licence parce que état deful dara ci wàll wi loo xam ne defu ko ak acteurs yi wala ump na acteurs yi lépp lu ñuy def ci di tubaab di wax démarche participative lañ ko def donc lépp lu ñu arrêté ñoom xam nañ ko. ci yooyee manifester nga xamante ni bari na ay yàqu-yàqu yu mu jur jëwriñ ju dénk wàllu napp gi di xamle ni faw nit ñi xam ni dëkk bi dëkk yoon la. dañu jàpp ni mënuñ ko encourager mënuñ cee d'accord mënuñ cee àndal. ku def naka sa dul noonu yoon dan la woon yoon loolu mooy wax ji parce que mooy suñu kaaraange ñun ñëpp nag bés buy dëkk bi amatul yoon kenn ci ñun nekkatul ci kaaraange. ci seen wàll ña dëkkee ca Gettu Ndar dañu yëkkati ay kàddu di jéggalu askanub Sénégal. di metti lu tat li xew gannaaw it di jéggalu xam ni ñun noo tooñ suñu état il faut assumer ses responsabilités. tooñ nag dafa am lu si yàlla wax jéggalu wala baalu wala yoon def liggéeyam ba nu xamee ni ñun noo tooñ te it amul benn responsable boo xam ne yëg na li xew pour mu leer te it ku ne amul communication amul wala déggul communication kon yow da nga waxee neneen rek mais fii lépp lu ñuy def ñoo koy defandoo ensemble ñoo koy defandoo si protocole bi mu démarré léegi même monsieur le ministre bi mu fi ñëwee joxe na information yi mu leer amul lu leerul. di ko gërëm moom Momar Alice Niang daal di àddu kon ci weer ginnaaw bu ñu tàmbalee séddale ndox mi ci mim réew di Sen'Eau amal nañu nag seen assemblée générale bu njëkk ni kii kon démb waxtaanee nag seen tolluwaay waaye tamit li nga xam ne kon jot nañ ko am ginnaaw xeex bu ñu sumboon ci Sénégal ba nag jot ci téeméer boo jël juróom-ñett yi la ñuy xaar nag mooy état bu Sénégal daal di dëggal yooyee ci ab jëf maanaam kon daal di xaatim li ñu dootoo déggoo ci wàllu wi nu mel ñu ànd ci leeral Cheikh Hassana Fall. ci Sen'Eau ak tamit ab toogaay ci conseil d'administration lii de mooy lu liggéeykat yi amoon ci ginnaaw ba ñu waxtaanee ak njiitu réew mi le ay yokkute yoo xam ne su fekkee ne njiitu réew mi waxoon na leen ko ba léegi dëggalaguñ ko lu waral loolee nekk ab protocole d'accord boo xam ne kenn signé gu ko. tous les acquis qu'on a eu avec les négociations ak ministre bi mooy 8% yi mooy représentation des travailleurs ci conseil d'administration Sen'Eau mooy l'ensemble des acquis yi nga xam ne am nañ ko ci SDE war ko reverser ci biir Sen'Eau donc loolu protocole d'accord bi moo koy sanctionné moom la ñu wax ne relancé nañ ministre bi bañ ne draft bi pare na semaine prochaine la ñu promettre ne dinañ toog pour finaliser ko. ab sénégalaise des eaux boo xam ne sax moom ba léegi am na ay bor yu mu yoreel ñi ko doon liggéeyal. ñoom ba ñuy dem tamit vraiment ni ñu demee neexuñu ameloon nañ ñu ay déplacement yoo xam ne fayuñu ko. ameloon nañu ay congé yoo xam ne tamit fayuñu ko amoon nañu heure supplémentaire ñoom dañu yoroon suñu fonds commun de placement
yoral na sunu ay accord yoo xamante ne dañ ko signé woon. c'est synchro si rajo bi commencé nañ ko diligenté. yëlee liggéeykat sax ñoom di xaar ngir waa SDE def bilan ci seen compte yi ngir ñu mën a xool nan la ñuy jëfandikoo 0% yu ñu am ci capitalu société boobee. fin mars bu seen bilan de clôture pare ñu ne bilan wu SDE lii la valeur action yi lii la yéen seen 5% lii lay valeur boobu ñu réclamer ko ñu jox ñu bilan de clôture bi aussi dividende yi temps la seen 5% lii la ñu jox ko liggéeykatu SDE. ci ab assemblée générale bu ñu amoon na ñoom ñi le xam ne ñooy liggéey ci ndox mi di fàttale njiitu réew mi Macky Sall dig gim leen digoon ngir abroger décret gi mu génne woon ngir réquisitionner leen ñoom ñu ñëwaat liggéey ginnaaw seen grève yu ñu amaloon ci weeru décembre. jërë ngeen jëf mbokk yi loolee moo laaju xabaar yi gërëm leen ci ànd beeg ñun ñu bàyyi leen ko li des ci programme bi ngeen wéy nekk ñun ci ITV jërë ngeen jëf. naam